salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora rawatina mbokki téléspectateur u Somo TV yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi bàyyi xel saa su ne anam bu ne télé bi nga xamante ne mooy Somo TV tey Somo TV def déplacement ak dérangement ñëw fi nga xamante ni mooy Pout Pout nag ñu ñëw fi benn programme boo xamante ni si nii macha allah neex na lool ci dégg-dégg muy banque bi nga xamante ni mooy Sonom ñu ñëw seet si waa IMSEC waa IMSEC nag tey ñu taxaw ak ki nga xamante ni benn femme la ci ñoom ñu jox ko mu nuyoo ak waa Sénégal ba xam lan lay wax si loolu salaamaaleykum soxna si. waaleykum salaam soxna Bintu bisimilah maa ngi leen di dalal jàmm ci Pout xanaa rectifier rek que ni Sonam du banque mais assurance la ñun IMSEC ñun ñooy banque IMSEC nag yaatu ne ma ngi ci Sénégal gi yëpp mais tey ñu ngi zone de Pout wax dëgg yàlla ma di leen fi dalal jàmm di wax ak yéen ci turu PCA IMSEC Thiès di wax ak yéen aussi ci turu coordonnatrice du réseau jigéen baax na di wax ak yéen aussi ci turu présidente JAFAP du groupement des femmes actives de Pout. waaw dëgg la soxna si bu ñu déggee loolu mel ni yow yaay seen présidente en tant que présidente lan lay doxalee si digganteem ak waa ñi nga xamante ni ñoom la jiite. waaw xanaa doxalin boo xam ne rek bëgg naa ko damay wax bëgg naa ko ndax xaw ma maa ngi ci am déet ndax nit ki moom sa yéene rek ngay am yàlla mooy mottali li nga xam ne noonu laay doxalee ak li nga xam ne moo di groupement bi ndax man damay wax ci ñaari fànn damay wax ci li nga xam ne moo di IMSEC Thiès wax ci li nga xam ne moo di réseau. jigéen baax na en partenariat avec IMSEC wax ci turu aussi lii di JAFAP le groupement des femmes actives de Pout sama yéene mooy ànd ak ñoom ba yegg ci yokkute tubaab di ko wax autonomisation ñu jógoon nag ma jógoon commencement bi pour cibler woon li nga xam ne moo di jigéen ñi mais comme dama gis ni développement bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen ma boole lëkkale léegi góor ak jigéen mais nag ba léegi jigéen ñi laa gën a faral loolu am na li nga xam ni moom ñoom laay doxaleeg moom ñooy di leen jàppale li ma leen di njëkk a jàppale d'abord moo di di leen former d'abord ndax nit ki il faut ma am formation pour mën a xam fu muy teg tànkam képp koo xam ne maa ngi jëflanteeg yow ci crédit former naa la d'abord ci li nga xam ni moo di épargne former la ci lii di crédit li nga xam ne it dama la ciy ñaax mooy nga adhéré ci li nga xam ne moo di CMI mooy couverture maladie universelle ndax nit ki balaa ngaa mën a liggéey ba mën a faj say soxla dangaa wér sëy mi ñëw pour accompagner ñu ñu nit ñu ni il faut ñu moy ci pour suñu li nga xam ne moo di tawat buy ñëw du tàggoo bu ñëwee faj bi yomb ci ñun ñu ngi ci fas yéene jàppale leen aussi ba nga xam ne jigéen bu ne di nga toog ba nga xam ne bés boo bëggatee faj sa soxla du aaja ngay dem ca banque bay jël da ngay làmb sa poos faj loolu nag dafa am yoon boo xam ni mën nañ ni yomb na yombul yomb na ci kaw nga topp yoon wi ñu lay tegal boo ci tegoo bu soobee yàlla di nga yegg ca autonomisation boobu mais nag bu fekkee da ngay jalgati ni ma ko mën a tudde mooy surendettement jigéen ñi na ma yàlla baal ñenn nit ñi ma ko sañ a wax dañuy ñëw fii dugg fee te loolu boo ko defee da ngay mujj dugg ci pax moo xam ni li dafay génne du yomb maa ngi ci daal di leen accompagner suñu kilifa yi ci IMSEC di ñu jàppale wax dëgg yàlla ma rafetlu seen àndandoo ak àndandoo bi ñu àndandoo ak man ma xalaat ni aussi jigéen ñi xam gis-gis boobu ma am fas yéene ci ànd ak ñoom boobu it nangu nañ ko ndax ñu ngi ci ànd ak man. waaw kon soxna si tey li nga xamante ne si nii moom ngeen def nii muy seen programme bi ci lan lay wax ak lan moo leen tax a jóg instant bi. voilà programme tey bi moom dañu jóg pour tey jii particulièrement Sonam assurance moo fi ñëw daf fi ñëw suñu partenaire numéro 1 la ci IMSEC. daf fi ñëw pour indil ñu ñaari produits yoo xam ne dañ ko bëgg a jàllale tey au niveau des clients de l'IMSEC programme yooyu benn bi mooy IMSEC jaaraama boo ko déggee ñun ci suñuy affiche dañ cee def épargne buy meññ IMSEC ni mu collaboré ak Sonam moo di lii nga xam ne moo di xaalis bi nga xam ni IMSEC mi ngi koy jox clients yi ñu teg leen ci yoon woo xam ni en partenariat avec Sonam jigéen ñi non seulement di lañ leen lebal mais dinañuy denc léegi désormais c'est obligatoire ndax dañu taxawal benn plan boo xam ni yow mi nga xam ne ñu ngi lay jox da ngay bokk ci benn structure boo xam ni dañ ko tuddee IMSEC jaaraama da nga ciy adhéré neen dama naan c'est obligatoire ndax gis nga boo ci adhéré da lay permettre yow bés boo soxlaa crédit di nga mën a am crédit boobu te doo joxe lii di apport ndax day fekk yow apport bañ la waroon a laaj pour jox la crédit ba mi ngi ci sab denc déjà kon boo ñëwee ñun li nga xam ne moo di IMSEC dañuy yëkkati la nga soxla jox la
li tax duñ la laaj apport mooy denc ba déjà ma nga fa ndax nit aussi da ngaa war di denc loolu mooy àdduna. beneen produit bi ñu leen indil mooy IMSEC avenir enfant IMSEC avenir enfant mooy ñun li ñu seetlu mooy parents yi dañuy gis ne suñu doom yi dinañu jàng léeg-léeg ba yegg niveau bac mbaa jàng ba yegg yenn niveau yi ñu jóge école soo jàngee ba yàlla def nga am baccalauréat fekk nga adhéré ci IMSEC avenir enfant bi yow pi parent bi da ngay participer ci IMSEC avenir enfant bi da ngay souscrire sa doom di ko cotiser chaque mois 3000 francs soo ko dee cotiser chaque mois 3000 dinañ wax léegi programme bi mu gën a détaillé mais ci gàttal bu yeggee ba nga xam ni am na diplôme am war a def étude supérieure am sonam moo koy jël en charge yow mii di parent bi da ngay teggi sa loxo ba mu set ci xale bi dara dootu la ci war su ko defee bu yàlla defee xale bi yeggul niveau bac mais atteindre na âge def lii nga xam ni moo di formation professionnelle nag bëri na salon coiffure mi ngi fi leneen mi ngi fi leneen mi ngi fi leneen mi ngi fi su ko defee bu fekkee ni moment booba nga xam ne neewoon nañ leen ñëw leen adhéré ci li nga xam ni moom moo di IMSEC avenir enfant souscrire woon nga sa doom bu yeggee âge booba nga xam ne léegi sonam moo war a jël en charge formation professionnelle am bi yow da nga ciy raxas sa loxo ba mu set wecc garantie la assurance dafa baax ci àdduna assurance ak jeexal na wax. mais soxna si bëggoon naa xam ku bëgg a bokk ci li nga xamante ni mooy GIE bi nan lay def ak fan la mën a jaar. waa GIE bi nag moom bokk ci yomb na trop GIE bi c'est apolitique. na nga doon koo xam ne yaa ngi dëkk Pout mbaa li wër Pout nga doon une personne animée de développement te nga sérieux ci li ngay def boo ñëwee da ngay adhéré ak 1500 francs la carte de membre mooy GIE bi nga xam ne moo di GEFAP ndax lii ñuy def lii lépp nag GEFAP moo ko sous-tendre GEFAP mooy ki nga xam ne tey moom moo signante convention ak IMSEC ba tax IMSEC di ko lebale xaalis ci taux boo xam ne bu jàppandi la ndax 12% annuel man gisuma benn institution de microfinance bu koy jàppalee ay nit convention boobu nga xam ne GEFAP da ko signante ak IMSEC tax na boo bëggee tey bokk ci yëf yi da ngay ñëw nga jënd carte de membre ci li nga xam ne mooy GEFAP soo jëndee carte de membre rek bokk nga li ci des mooy chaque mois chaque levin nga ñëw teew ci groupement bi cotiser 500 francs pour prise en charge suñu siège ndax yëpp ñun dañu am siège te dañ koy fay leneen li ku bëgg a bokk ci mutuelle bi nag da ngay ñëw adhéré ci réseau jigéen baax na bi nga xam ne it dama ko yor réseau boobu ko ci adhéré it dañ lay lebale taux bu jàppandi leneen li ci des mooy ku bëgg a bokk ci mutuelle bi da ngay dem bokk sa turu bopp bala neexee tey jii nag ñooñu ñëpp ñoo fi daje tey pour déglu kilifa yi IMSEC yi déglu ñi nga xam ne ñoo di Sonam ñu ñëw expliquer leen produit yi ñu leen indil te muy lu am solo bu ñu yeggee ba ca kanam di ngeen ko gis. kon soxna si ñi ngi lay jaajëfal di la bàyyi ba si kanam ñu dugg ci xool ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi mooy seen gan yi ngeen am waa Sénégal gis ngeen ni ko soxna si waxee moom mi nga xamante ni mooy présidente fi nga xamante ni mooy waa Pout si seen GIE bi nga xamante ni si ni moom leen créé mu nekk soxna soo xamante ni soxna su jàmbaare soxna soo xamante ni si macha allah fa tabarakallah bëgg na développement wu fi nga xamante ni mooy dëkkam di Pout macha allah jigéenu Pout tamit topp si ginnaawam nangul ko torop déggal ko lool waa Somo TV li lañ leen indiloon mais ba tey pare gunde ñu ngi dugg fi nga xamante ni mooy si biir salle bi ñi ànd ak suñu caméraman bu ñaawul bi nga xamante ni mooy Rafet Kaar muy Cheikh Somo ak ki nga xamante ni mooy Sister Sonia ak Ousmane bi nga xamante ni mooy caatu Somo TV ki nekkoon ci micro bi mooy Sister Binet di ki nga xamante ni mooy Madame Sarr ñi ngi leen di jox dig daje ba si kanam incha allah jërëjëf soxna si. ko defee ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla bu matale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ku ci nekk yéene bi nga am ngur liggéey yàlla na yàlla defal ak meññeete fekk déwén nga am ci yokkute directeur ñu ngi lay gërëm bu baax ci lii nga indi fii indil ñu ko monsieur le maire indil ñu ko ñun ñëpp parce que ñoo bokk yëngu-yëngu ci société bi mu ko defee ñu ngi ñaan ñëpp ku ci nekk nga def faate ayatu kursi ihlas falax ak naas ñu fas yéene mbir mi ngeen dugg ci jàmm génn ci alhamdulilahi rabbil alamin li ngeen ciy mébéti bi yàlla defal leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla moo ne ñaan leen moom may leen te bu ngeen ma ñaan dama leen di mere kon nag nañu ñaan yàlla te yaakaar ne booy ñaan nag bul ñaan lu tuuti ñaan lu rëy ndax yàlla li mu am doyewu ko lu dul maye ko
bismillah. jërë ngeen jëf yéen mbokki téléspectateur Somo TV tey nag ñi ngi taxawal ñi nga xamante ne ñoom leen doon xaar mu nekk directeur général bi ak directeur bi nga xamante ne moo leen nekkal fee nga xamante ne mooy Thiès ñu bàyyi leen ñu nuyoo waa Sénégal salaamaaleykum sëñ bi. salaamaaleykum man maa ngi tudd Abdoulaye Camara nekk directeur de caisse bu IMSEC Thiès. waaw salaamaaleykum papa. maa ngi tudd Ousmane Thiongan man maa ngi directeur général du réseau IMSEC ñu ngi basé wu Dakar. waaw kon ñoo ko déggandoo mais sëñ bi ñoo ngi bëggoon xam tey lan moo nekkoon seen i tànk fi nga xamante ni mooy Pout. waa dañuy ñëw Pout fekk fi suñu PCA madame Awa Ndoye di ànd ak moom di lancer benn produit bu ñu tuddee IMSEC Jaarama IMSEC Jaarama aussi nekk produit boo xam dañ koy def ak Sonam assurance ñu jëmale ko ci groupement yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey dañu bëgg a fexe ba nga xamante ni groupement yi ku ci dem benn at ñaari at ñetti at ñeenti at nga mën a am loo xam ne di nga ko amal sa bopp muy denc boo xamante ni ñoom at weer bu nekk dañ koy denc su ko defee suñu demee ba ci kanam ñetti weer yu nekk ñu def benn tirage ku génn rek nga xamante ni gagné nga ñu jox la 50 000 yoo xamante ni da nga koy moom at mu nekk aussi ñu mën a def benn tirage boo xamante ni groupement bu ci génne di nga am wërsëg gagné 500 000 boo xam yow yaa koy moom. loolu nag IMSEC da koo def pour jàppale groupement yi mais jàppale aussi réseau des femmes partenaires de IMSEC bi nga xamante ni moom la mettre en place ci biir cadre réseau boobu activité réseau yi boobu ci la ñu mettre en place produit bu ñu tuddee IMSEC Jaarama jëmale ko ci groupement yi loolu moo ñu fi indi tey ñu bëgg ko lancer fii ci Pout ànd ci ak présidente Awa Ndoye. dëgg la papa ndax bi ngeen commencé loolu ba léegi am ngeen si yéen a ngi ci gis avancement wala déet. waaw produit la bu bees boo xamante ni ñu ngi ko lancé au mois d' avril waaye gis nañ ne jigéen ñi fi ñu toll nii am nañ ci engouement populaire boo xamante ni jàpp nañ ne kat ñu ngi ci waxtaanal ne nañ ko ñun yéex nañoo jóg yéex nañoo def li parce que ñoom di denc ba pare at weer bu ñetti weer yu nekk nga mën a def tirage gagné wala at mu nekk nga mën a def tirage gagné loolu lu am solo la loo xamante ni ñoom yàkkamti woon nañ koo gis. jërëjëf sunu ñëw fii tey fii ci Pout bis la bu am solo ci bisu IMSEC ndax dañuy ñëw fekk si sunu PCA madame Sarr Awa Ndoye moom ak jigéen ñi nga xam ni depuis ay ati at mën naa wax ni lu jegeñ fukki at ñi ngi liggéey ak IMSEC looloo taxoon seen liggéey ñu am ci cawarte am ci njàmbaar bu rëy ñu ràññee leen ci biir financement yi nga xam ñi ngi koy defal ci jigéen ñi ndax IMSEC dafa nekk banque boo xam ñi ngi nekk au niveau national waaye jigéen ñi dañ leen beral loxo biir IMSEC jigéen ñi dañ leen oyofal financement yi biir IMSEC moo tax jigéen ñi di gën a bari jigéen ñi au niveau national presque war nañ jegeñ plus de 60 000 yoo xam ne ñëpp ñi ngi biir IMSEC IMSEC rek la ñu gëm ndax IMSEC daf leen oyofal financement yi ba nga xam ni ñun daf ñu may courage pour que ñu ne il faut que ñu defal leen ay produits yu gën a bees bis bu nekk il faut que ñuy xalaat fu ñu toll nan la ñu gën a oyofal financement yi jëm ci jigéen ñi ndax jàppale jigéen ñi jàppale famille bi la jàppale xale yi la jàppale communauté bi la ñun loolu la ñu gëm institution communautaire la ñu mutualiste d'épargne et de crédit donc jàppale jigéen ñi dafa bokk ci li nga xam mooy suñu mission sociale jigéen ñi lan la ñu soxla ku leen jox ay financement ñàkk tedd jàppale seen borom kër loolu nag moo ñu tax a jóg loolu moo tax IMSEC ne madame Sarr di Awa Ndoye jigéenam yi nga xam ne ay jàmbaar lañu ci biir IMSEC dañ leen ràññale bu baax salle bi fees na dell waaye moom moo ñu ko jaral ñu bàyyi suñu yitte yëpp tey ñi ngi woon ci ay réunions yu bari mais dañ ne Pout nañ ko jagleel Pout ñun ñëpp ñu ñëw fi direction générale moo ko jaral duñ ko bàyyeeg waa agent ay chef d' agence ak responsable guichet yi fa nekk mais directeur général ci boppam day wane yëguwaay bi ñu am ci madame Awa Ndoye ak yëguwaay bi nga xam ne gis nañ jigéenu Pout njën seen njàmbarte pour jàppale leen financement bi ñu fi injecté nag presque ëpp na 100 millions te dañ ko xeeb loolu incha allah kanam lañ jëm parce que Awa Ndoye mi ngi si biir jigéenam yi aussi macha allah donc ñoom ñu ngi organiser ci ay réseau ay groupement jigéen ñooñu ñëpp nag ñi nekk ci comme lu mel ni madame Sarr li mu créé fii ci Pout ak jigéen ñi nga xam ñi ngi nekk dans toutes les régions du Sénégal dañu daje woon Kaolack créé li ñuy wax réseau des femmes partenaires de l'IMSEC madame Awa Ndoye am rôle boo xam mi ngi ko joué ci bureau bi réseau boobu nag li mu wax mooy dañu bëgg a liggéey ak jigéen ñi
pour au moins développer d'autres types de crédits en relation avec sunu partenaire bi nga xam muy waa Sonam produit boobu mooy li directeur de caisse wax léegi monsieur Camara mooy IMSEC jaaraama ak IMSEC avenir enfant nit amul lu dul njabootam nit amul lu dul njabootam boo amee sa njaboot war nga bàyyi xel ni ëllëg tey man nga suba mi ngi ci loxo yàlla donc il faut nga bàyyi xel ci sa njaboot loolu produit la boo xam ne IMSEC def na ko pour jigéen ñi beneen pour jigéen ñi góor ñeeg ñëpp parce que njaboot dafa am solo di bàyyi xel ëllëg beneen type de produit bi nga xam ne aussi jigéen ñi dañ ko bëgg mooy li ñuy tuddee IMSEC jaaraama lu bees la nag fii ci Sénégal amul kenn ku koy def ñun ñoo koy def parce que dañu gëm ni jigéen ñi boo nee dama leen di jàppale mën nga leen jox financement mais joxe leen ay outils yu bees ay jumtukaay yu bees yoo xam ni li nga xam ne ñoom ñu ngi koy def seen kër seen ay denc façon dencin bi ñu changé ko ndax façon dencin bi il faut ñu indi façon dencin boo xam ni dafa ànd ak jamono parce que àddina buy dox da ngay dox ànd ak moom ndax sinon heure natt yeeg tontine yeeg yooyu coow lu neen la bisu teggi bu jotee ba tey dafa am na zone yoo xam ne amu fa mais li zone yi ëpp loolu dafa am moo tax ñu ne façon denc yooyu dañ koy changer créer nag li ñuy wax IMSEC jaaraama nga xam at mu nekk groupement boo xam ne bokk nga ci réseau des femmes IMSEC groupement bi dañ lay ànd ak waa Sonam ñu lay ubbil benn jotaay boo xam da ngay denc sa xaalis ni nga koy dencee pour boo dencee sa xaalis boobu day jur ndax loolu am solo la xaalis day jur ay intérêt donc da ngay denc ci biir IMSEC sa xaalis boobu di la fekk ci ay intérêt IMSEC di la ci denc la sa xaalis di la ci fay intérêt loolu lu baax la beneen bi ñu ànd ak Sonam ne xaalis bii ngeen denc IMSEC man Sonam nga xam maay leader au niveau de l'assurance vie au Sénégal man maa ko garanti pendant juróomi at man maa ko garanti loolu lu am solo la bari na ñoo xam ni Sonam bari na ñu bëgg liggéey ak Sonam liggéeyul ak ñoom dafa tànn partenaires yi muy liggéeyal boole ci IMSEC tey ji nii directeur général Sonam bis bi wóor na mi dina am lu ko naqali li mu fekkewul parce que waxtaan nañ fan yee mu ne ma dina ñëw donc loolu dafa am solo léegi ñu ne jigéen ñi ñu ngi leen incité ñuy denc ñu ngi leen incité aussi pour que au moins li ñuy denc muy jur waaye nag affaire jigéen la dañu war di xumb dañu war di am autonomisation ndax IMSEC dafa bëgg am autonomisation nañ leen di jàppale non seulement dinañ la defal ay bonus ñetti weer yu nekk ci li nga denc sa xaalis nga fa ñu defal la bonus nag tirage au sort 15 groupements ku ci gagné ñu jox la 50 000 at mi bu jeexee ñu jël 1 million teg ku gagné am 500 000 ñaari tirage ku nekk am 500 000 loolu yëpp pour inciter jigéen ñi la ndax nit ñaan àddina mooy des fois nit ki di nga ko dencal xaalisam bëggal ko lu baax balaa moo gën a sawar nga ne ko kat am na beneen neexal bu ma la ci dencal neexal boobu la IMSEC teg te am naa yaakaar ni produit la boo xam ne am na engouement bu rëy ñëpp a rafetlu ñëpp a bëgg bokk loolu nag la ñuy expliquer tey ñi nga xam ni xamaguñu pour ñu gën a xam ndax bari na ay régions yoo xam ne dem nañ fa nit ñaa ngi adhéré ci produit yooyu ñun fi ne suba ñi ngi dem beneen gox ñi ngi dem Diourbel suba ginnaaw suba dinañ dem Casamance dinañ dem Tamba dinañ dem fu nekk pour produit yu demee ni ñu lancé ko au niveau national. waaw bëggoon naa xam ndax yeneen régions yi nga xamante ni foofu ngay dem comme Pout la mel jigéen ñi ñoo ëpp leen ci nekk di adhéré wala tamit am na ay góor. Pout ci financement yi delluwuñu ginnaaw mais ci produit bi lu bees la fii moo tax ñu ñëw pour expliquer ko ak madame Sarr ñu expliquer population bi loolu lu am solo la te gis naa ni financement yi ni ñuy financé jigéen ñi ngi financé góor ñi mais ñun dañ ne jigéen la ñuy beral loxo li ñu koy oyofale ci jigéen ñi duñ ko oyofale ci góor ñi moom produit ordinaire la parce que góor ñi individuel la ñuy ñëwee jigéen ñi nag par mbootaay la ñuy ñëwee ku ñëwee par mbootaay nag dañ lay oyofal ndax mbootaay bi nga indiwaale ku ñëw individuel nag ñu ne la daanaka produit IMSEC yi moom cherul ordinaire bi cherul mais dañ ne góor na dem ci ordinaire demal boppam parce que rarement ngay gis groupement góor bariwul de groupement moom buñ koy tudd ci jigéen ñi la bari loolu leen yàlla jagleel moo tax ñu am yaakaar ni produit bi nga xam ñu ngi koy lancé fii ci Pout yàlla mën na ci def succès bu rëy ndax financement yi moom déjà c'est acquis parce que moo nee la injecté nañ fii diggante daaw ak ren plus de 100 millions ci jigéen ñi te ñi ngi koy fay normalement xam nga wax ji loolu la parce que banque baa ngi fii banque bi ñu leen defal Pout ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñi ngi liggéey képp koo xam ne jigéen boo xam ne dëkk nga Pout
nga bëgg liggéey bëgg am koom-koom pour dem IMSEC pare na pour tàllal la loxo boo gisee madame Awa Ndoye dina la wan fi nga war a jaar pour au moins problème du la fekk si financement moom xanaa ku bëgg mën nañ la jox financement bu oyof ngay liggéey di fay incha allah. ñi ngi sant nag maire bi ñi ngi sant bu baax maire bi ndax maire bi ñuy ñëw fii di ubbi fii banque bi fii ci Pout jàppale nañu bu baax jàppale nañu suñu première réunion bi yëpp maire bi mooy buntu bi parce que booy ñëw ci dëkk da ngay aw ci buntu bi doo aw ci fenêtre yi te doo fa ñëw guddi da nga fay ñëw bëccëg moo tax le maire vraiment ñi ngi koy sant def na en d'autres occasions wax nañu aussi madame Sarr mu transmettre suñuy remerciements au nom du conseil d'administration de l'IMSEC au nom de toute l'administration de l'IMSEC mu transmettre nos remerciements au maire ne ko ñun nag pare nañu pour gën a dugg Pout fu mu bëgg incha allah yàlla mën nañu jàppale ñu def ay résultats yu baax fii incha allah ñu ngi sant bu baax. waaw ñu ngi lay jaajëfal papa waaw ñoo ko gisandoo mbokki téléspectateur u Somo TV dégg ngeen directeur général bi nga xamante ni mooy nekk fii nga xamante ni ci Pout gis nga ni mu ko waxee papa ba tey du ma bàyyi di la poser question ndax bëgg naa xam yeneen jigéen yi nga xamante ni ñu ngi ci yeneen régions yi ku bëgg a def comme waa Pout jigéen yi waa Pout fan ngay mën a jaar ak nan ngay mën a def pour bokk ci. ni ngay jëkk a def mooy xoolal guichet IMSEC agence su IMSEC bi gën a jegeñ nga dem nga adhéré fa boo adhéré ci agent IMSEC mën nga adhéré ci sa turu bopp mën nga ñëw aussi ànd ak sa réseau nga dem gis chef d'agence fa mu nekk nga ne ko man dama bëgg IMSEC nan lay def ñaari façon moo mën nekk mën nga ñëw nekk groupe communautaire ñu financé la jàppale la tàggat la formé la bu ñu la formé tàggat la après jox la kii mën nga aussi ñëw sous forme de groupe conventionnel ñëw signé convention nga xam boo amee réseau boo xam ne ay junni nit la parce que am na jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar lañu ay femmes leader lañu junni nit ñoo leen wóolu ñooñu man mii buñ ma wooyee sax jalal na ma bàyyi lépp lu may def ñoo fekk si la incha allah ñi ngi sant bu baax xam ni IMSEC macha allah ñin ñaa ngi koy gën a xam parce que on est au niveau national te ñi ngi liggéey te dañu bëgg a beral loxo jigéen ñi loolu moom suñu orientation stratégique la dinañ ci dem bu baax te dinañ gën a oyofal jigéen ñi pour ku nekk gën mënal sa bopp l'autonomisation des femmes réalité la à notre niveau. jërëjëf papa waa yéen mbokk yi téléspectateurs Somo TV ñun waa groupe Somo TV ñun jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk biir Somo TV te namuñu lu dul dóor waar dinañ dem fi nga xamante ne mooy IMSEC fas yéene adhéré wu bokk ci li nga xamante ne mooy société bii macha allah fa tabarakallah képp ku ci bokk doo ko réccu ñun waa Somo TV ñu ngi seen ginnaaw jërëjëf papa. ni dañ koo beral loxo man mënuma wax ci place directeur xëy na loolu moo ko mën a wax waaye comme que aussi xam nañu en général institut financier yi ni muy doxee wala d'une manière générale homme d'affaires ni bu ngeen amoon nu ngeen mel ci jubati wala ci en fait bañ a sàmm seen kàddu directeur lu mu fi bëgg a ñëw wala lu mu leen bëgg a jàppale bu ñu nee Pout xewle danaan rek na kenn dem parce que du ko jaral jóg waaye jóg bi muy tax muy jóg mooy dafa gis dëggu ci yéen gis fulla ak faayda mais gis jub ci wér ci par rapport ak li ngeen seq te loolu mën nañ koo seede parce que defe naa ni bi ñuy ubbi banque bi wax naa ko directeur ni ko xaw ma fan ngeen di am problème de mais yaakaaru mu doon Pout parce que d'une manière générale jigéenu Pout danoo am jom dañuy leb waaye bu ñu lebee aussi dañuy fay parce que li ko waral mooy ñoom liggéey rek la ñu xam même ñun ñi nga xam ni yàlla dafa def ñu doon maire bu nu demee di waxtaan ak suñu yeneen maire yi dañ naan yéen ñàkku leen dara maire bi disons ñoom loolu la ñu yaakaar ni maire bi ñàkkul dara parce que bu nu gisee jigéen yi ci kaw tali bi ak seen liggéey dem ak ñëw dañ naan yéen moom ci maire yu mag yi ngeen bokk waaye nu nit duñu leen ci génn ci kumpa même boo xamante ni nekk ci jafe-jafe dañ naan waaw yàlla baax na rek parce que dañuy sagal suñu ay jigéen parce que li tax ñu koy wax ñoom mooy li nu gis Pout la nu gisul fenn parce que ku romb jigéen ñi ni ñuy liggéey ci garage bi suba ngoon guddeeg bëccëg wax dëgg yàlla il faut nga naw leen waaye aussi li ñu leen di naw yépp mooy la tax ñu ñëw leen yéen a ko def seen bopp parce que defe naa ni projet yi bari nañ fi banques yi bari nañ fi ñi yàgg liggéey ak yéen bari nañ fi nun ñu nekk fi waaye defe naa ni li ñuy faral di dégg problème bu am problème boo xam ne bu mag la ci mbirum xaalis ak jigéen ñi barewul loolu nag dañ leen ci sant di leen ci gërëm di encourager di ko ñaanal awa mi nga xam ne moo leen jiite defe naa ni waxoon naa keroog li may wax ci moom bi ñuy def ouverture su ma doon wax aussi même baat yi rek laay répété parce que c'est vrai que noonu la ma yàlla bindee dama naan nit ba nu maa jàpp ci wax parce que man li ma wax depuis 10 ans bu may wax loolu laay waxaat parce que constance la ci wax
c'est-à-dire li may wax même bu ma ko fàttee bu may wax loolu rek laay waxaat parce que dafay dëggu si man dama koy xam mais dafay doon loo xam ne lu ma gëm la aussi donc mënu ma wax lu dul bu ma doon wax si moom mënu ma weesu ni jub na baax na am na fulla am na fayda si Awa xëy na jëkkoon na gënoon naa koo tas waaye loolu daal si vraiment gàttal mooy jàpp nañ ni am ngeen njiit lu mat njiit wax na ko sànq ni bu ngeen wootee ñu ñëw loolu rek li indi directeur rek moo ñu indi nun ñi muy man muy adjoint parce que c'est vrai que xatoon nañu lool parce que bi may dugg si dëkk bi daanaka 5 heures jot na ñu war a jaale ji war a dem ngénte vraiment xajal ko si rapidement pour mën a fekke lii am na loo xam ni wala am na ñoo xam ne bu doon ñoom duñ ko jaral lim ñu ko jarale nag du raison politique du dara waaye dafay sunu jigéen waaye man li ma ko gën a fonke maire mi fonk ko mooy li mu nangoo liggéey nangoo tette jigéen ñi pour ñu jëm kanam muy femme de développement boo xam ne moom amu si vraiment coon amu si noppalu foo ko fekk rek mi ngi dox si loo xam ne si développement la jëm foo ko fekk mi ngi dox si loo xam ne pour yokk jigéen ñi la jëm foo ko fekk mi ngi dox si loo xam ne pour banque bi jëm kanam moo tax wax dëgg yàlla dañ koy sant di ko gërëm di ko di ko ñaanal yàlla si turu borom këram yi toog parce que c'est vrai que wax na ko buñ ko ñaanalee mu nangu kon am nañu droit ñaanal ko ni lépp loo xam ne daal mi ngi koy séentu ak di ko bëgg yàlla na ko yàlla defal leen ko vraiment directeur aussi yow di la gërëm yow ak say collaborateur si produit yi xam ni yaa ngi ko fi indi parce que c'est vrai que xawoon na ma koo junj muy produit yoo xam ne yu am fayda la yu am njariñ la te defe naa ni dëkk lii moo koy développé nun yàlla dafa def dañuy dem si ay milieux yu bare mais barki démb rek bi nu demee si conférence su Diamniadio bi maa ngi koy wax ni nun wax dëgg yàlla pour ñu développer dafay xaw a jafe parce que séminaire yi bare na wax ji day bare mais action yi mooy des wala jàppale nit ñi mooy des te jàppale nit ñi mooy lii jàppale base bi parce que booba la ma ko tax ma ko doon wax mooy benn sénégalais bu nekk Canada doon joxe jour boobu sax bi muy def conférence si foofu wax na ba tudd Pout ak Casamance ni rek Pout ak Casamance rek si jiwu mangue ak jus yi demee noonu rek mënoon naa am autosuffisance Sénégal on perd 70% si production téeméer boo jër juróom-ñaar fukk yi dañ koy ñàkk te la ko waral mooy manque conservation la ko waral mooy ñàkk transformation et cetera ku jóge Côte d'Ivoire def benn kii moom it exposé ni darkase bi nga xam ne am na Sénégal te war naa mën a sax fépp ñoom ça fait 10 ans de cela ñi ngi woon doon tourner autour de 1000 tonnes léegi actuellement ñi ngi si 10 000 tonnes di loo xam ne boo ko xaymaa si alal dafay doon 500 milliards budget Sénégal boo ko divisé par ñeent par juróom-benn mooy budget Sénégal benn région rek mooy génn 500 milliards. Canadien bi ni moom si 7 ans de 54 ba 58 ñi ngi générer ay milliards yoo xam ne daanaka ëpp na mi ngi bëgg a jege budget fukki pays africain te loolu yëpp la ko waral mooy di concret mooy ñëw def ay frigo mooy ñëw ànd jàppale jigéen ñi jàppale baykat yi pour que vraiment autosuffisance boobu am parce que tant que loolu amul développement du am tant que amul du ñu dem fenn moom la naan dëkk bi yenn saa yi ñu naan dëkk bi dafa makki il faut que bu boobaa ni ñuy doxale il faut mu makki parce que ñoom lu ñu am si xaalis ay milliards dañ koy def si ay tali si ay terre et cetera pays entreprise étranger yi di ko liggéey yóbbu mais boobaa xaalis du am bu dee base bi xaalis nekk wala base bi liggéeyuñu muy yéen muy baykat yi muy jigéen ñi et cetera defuñu ay transformation et cetera te yooyu yëpp muy li muy wax muy assurance ak yu si mel yooyu yëpp si biiru loolu la mekk si gàttal daal mooy il faut que nit ñi base bi développement am fa pour que si kaw mën a am développement bu boobaa si kaw autosuffisance day am si kaw si fii la ñuy jëlee pour yóbbu si kaw pour mën di def investissement waaye bu dee lu nu dajale def ko investissement mais base bi du nu am dara te boobaa base bi bu nu amul dara pauvreté bi day yokk moo tax vraiment ñoom seen liggéey dafa jëm si microfinance mooy ñu am ñu néew gi doole ñi gën a suufe la ñuy jàppale vraiment directeur loolu ñu ngi leen si encouragé di leen wax ni war ngeen a gën a jàppale yeneen filières yi parce que man vraiment c'est vrai que noonu la ma yàlla binde su ma nekkee maire nekk si parti aussi su ma gisee loo xam ni doxul wala du jëbalewul réew mi kanam dama koy wax foofu ma toog laa ni ñii ñuy def dañuy sonal nit ñi woote réunion rek waaye duñu dem nulle part parce que base bi dañ koo fàtte donc yéen la ñu gën a yaakaar si base bi maa ngi koy xalaat rek ni boo xamoon actuellement soble li ñuy bay fii si soble ni mu toll war ngeen a mën a xalaat nan ngeen fi def ay chambre froide yoo xam ne xaw ma nu ngeen di def pour financer ko pour que soble bi bu amee surproduction ñu mën ko di fa denc
parce que soble biy jógee extérieur biñ ñuy jox dañ koy denc ñaari at ba pare ñëw di ñu ko jaay te nun mën nañ koo am mais par li yàqu moo bare boo jaayee li nga soxla wala nga dem ba mu xam ne bare na nga obligé wanteer ko mais bu doon ay frigo am na fi nag da nga ko fay stocké di jaay 300 bés bu jeexee wala ñu doon hors saison nga génn soble boobu nekk si frigo yi di ko jaayaat si loolu la ñuy amee développement te defe naa ni ñoom ñi ngi si ñu ngi leen si encouragé di leen wax vraiment ngeen gën see xalaat gën see jàpp pour que vraiment développement boobu xam ne tey si jigéen ñi lañ ko yaakaare loola yàlla def mu jëm kanam en tout cas nun yaakaar nañu bu baax jigéen sànq mais rek may wax naan ma jigéen ñi bés bu nu organiser rek daanu def loo xam ne lu kenn mësul gis la man fii laa ko mos a pronostiqué fii si salle bi ni dans 20 ans war nañoo mën a am présidente jigéen te li ma wax lu wér laa ko teg parce que li tax ma wax ko mooy benn bu njëkk jigéen ñi bu ñuy jàng fukki jigéen ngay gis ñaar fukki góor waaye léegi classe boo dem da ngay fekk ñaar fukki jigéen fukki góor mais li si gën a intéressant mooy 10 premiers yëpp ay jigéen la ñuy doon c'est-à-dire en réalité jigéen ñi ñoo dàq jàng góor ñi te ñoo ëpp électorat te ñoom ñooy voté bu njëkk nag dañ leen a tegoon si gannaaw mais je pense que ni loolu war ngeen koo mën a commencer liggéey léegi xam ne intellectuellement góor ñi mën a tudd ñu leen benn électorat bi yéen a fi ëpp muy ñaar ñetteel bi yéen bu ngeen jàppee du ngeen bàyyi loolu tax ñuy wax naan toujours nun wax dëgg yàlla suñu xel day dal parce que li tax muy dal yàlla daf ñoo booleeg jigéen ñi ni mu ñu booleeg awa moom la ñu booleeg daanaka ñi si salle bi ak d'une manière générale pour sax laay wax te jigéen moom bu la jàppee bu jàppee jàpp na bu jàppul jàppul am toi ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. jërëjëf monsieur le maire kàddu gi rafet na xaw ma nag dang ñuy jaay xaw ma jayoo ñu mais kàddu gi de neex naa dégg nee na jayuñu kon boog nañ jàpp ne lim ñu wax dëgg la li ma leen wax rek moom am na yéene bu bëree bëri ci Pout nañ ko jàppale accompagner ko ku ci am programme gis loo xam ne lii buñ demee waxtaane ko moom mu def ko rien que pour dëkk bi avancé dañ ko def ndax maire dëkk bi yépp la bul ne damaa bokk parti bee moo tax du ma ko jege bul ne damaa bokk faneen moo tax du ma ko jege kon da ngay ñàkk fayda boo amee sa xalaat indil fëgg ko forceel sax buntu ba ndax moom dañ ko fee teg pour ñëpp teguñu ko fi rek pour ñamoo àndal loolu moom maa ngi leen koy dolli yéen jigéen ñi pour ñu avancer dañuy jox kàddu gi ki nga xam ni mooy suñu directeur de caisse lii nga xam ni mooy ñu jaar ci mooy ñëw ci suñu loxo di ay financement ak ay formation lii di ay financement ak ay formation mënuñu cee def lenn te kii di monsieur Camara ordonné wu ko mooy suñu directeur de caisse mooy kilifa kii nga xam ni moo di Abdou Dia di suñu chef d'agence fii ci Pout ñu jox ko kàddu gi moom it mu nuyoo wax lu mu indil waa Pout directeur général waaw maa ngi doon inversé protocole bi xam nga rek man dama daan toog ñu may defal maître de cérémonie di ma jox kàddu tey nag dama koo yor moo tax waaye léegi bi ñu jógee ci monsieur le maire ñu jox directeur général li nga xam ne moo di kàddu gi ngeen déglu ko bu baax a baax te may ko loxo ndax moom mooy kilifay IMSEC ci Sénégal di ko baax li ma leen wax rek moom am na yéene bu bëree bëri ci Pout nañ ko jàppale accompagner ko ku ci am programme gis loo xam ne lii buñ demee waxtaane ko moom mu def ko rien que pour dëkk bi avancé dañ ko def ndax maire dëkk bi yépp la bul ne damaa bokk parti bee moo tax du ma ko jege bul ne damaa bokk faneen moo tax du ma ko jege kon da ngay ñàkk fayda boo amee sa xalaat indil fëgg ko forceel sax buntu ba ndax moom dañ ko fee teg pour ñëpp teguñu ko fi rek pour ñamoo àndal loolu moom maa ngi leen koy dolli yéen jigéen ñi pour ñu avancer dañuy jox kàddu gi ki nga xam ni mooy suñu directeur de caisse lii nga xam ni mooy ñu jaar ci mooy ñëw ci suñu loxo di ay financement ak ay formation lii di ay financement ak ay formation mënuñu cee def lenn te kii di monsieur Camara ordonné wu ko mooy suñu directeur de caisse mooy kilifa kii nga xam ni moo di Abdou Dia di suñu chef d'agence fii ci Pout ñu jox ko kàddu gi moom it mu nuyoo wax lu mu indil waa Pout directeur général waaw maa ngi doon inversé protocole bi xam nga rek man dama daan toog ñu may defal maître de cérémonie di ma jox kàddu tey nag dama koo yor moo tax waaye léegi bi ñu jógee ci monsieur le maire ñu jox directeur général li nga xam ne moo di kàddu gi ngeen déglu ko bu baax a baax te may ko loxo ndax moom mooy kilifay IMSEC. man maa forcé pour jël ko ndax
dama dégg loo xam ni dafa dal sama xel dinaa ci dellu si waat léegi ndax waxu maire bi dafa am lu mu def ci man moo tax mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jéggalu bu baax ci conditions yoo xam ñun ñëw nañu ak heure bi ñuy ñëwee ndax madame Sarr xam na ni ci lu metti lañ nekkoon démb ak tey mais dañ ne Pout moom ku wootee danañ ñëw danañ bàyyi lépp loolu tax ñu bàyyi suñu lépp ñëw ndax daf ñu ko jaral moom yéen da ngeen ñu ko jaral ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di nuyu aussi monsieur le maire di ko nuyu waat ak son premier adjoint ndax monsieur le maire nit ku baax la nit ku bëgg dëkkam la nit ku bëgg liggéey ak jigéen la li ma xam ci moom xëy na xamu ko ci sax mais fépp foo xam ni ñi ngi xëcc pour indi Pout day xeex pour mu ñëw ci dëkkam ndax développement à la base bi mu wax ne nañuy jàppale jigéen ñi du tey laa mas toog dégg mu koy wax lu mu gëm la ndax constance ci discours dafa am solo ci kilifa li ngay wax li nga wax démb gëm ko ne démb nga ne lii laay wax lii laa gëm ku ñëw tey na fekk nga ne lii laa wax lii laay gëm ku ñëw ëllëg na fekk ne lii laa wax lii laa gëm day am constance ce discours ndax kilifa du gaawul waxantu te loolu lañu gis ci monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm vraiment li nga wax lu am solo la ñun dinañ liggéey taataan ci xalaat yi nga xam génn nga ko fii ndax taataan ci xalaat yi mooy njariñu waa Pout waaye dafa dépassé Pout ndax liggéey sur la question de l'autosuffisance alimentaire du question bu ndaw enjeu majeur la dëkk yi ñu nekk bu ñu fexewul ba ku nekk mënal sa bopp ku xiif doo tàllal sa loxo yaay fajal ku am soxla yaa koy fajal sa bopp loolu moom mooy développement daal loolu la am naa soxla du ma dem fenn maa koy fajal sama bopp xiif naa maa yëkkati lijjanti lekk jox sama njaboot ñu lekk du ma jéegaane fenn ku sa xel dal nga wóolu sa ajaa rek yaa koy nangu ndax dañu guddeeg moom di dem ak moom fu nekk te yow yaa koy permettre muy dem yaa koy autoriser muy dem ndax li mu wax loolu la daf naan man am naa sama ndigalu kilifa donc mën naa ñëw ànd ak yéen liggéey boo ko joxloo ndigal duñ ko gis loolu moo tax il faut ñu sant la gërëm lu baax parce que lii nga xam ni IMSEC mi ngi koy indi IMSEC seen banque la yéen a ko moom ndax monsieur le maire bu ñu xoolee historiquement bi ñu dajee fële ci commune ba waxoon nañ la ci jamono yële banque bi nañ ko samp fii ci commune bi def nañ ko fekke nga ko yéen a ko inauguré la commune kilifa dëkk bi yëpp nekk fi li ñu fa injecté daaw ak ren presque ça fait plus de 169 millions te loolu ñun ñaa ngi remboursé di fay normalement amul coow amul benn coow te loolu dañ ko defal waa Pout dañ ko defal dëkk yi nga xam ni ñi ngi wër biir Pout ndax defe naa ni président wax na ko léegi village yi nga xam ñi ngi wër Pout yëpp dañu boole ñu def centraliser ko fii ci commune bi di liggéey ak ñoom ñi ngi dugg ci bay bi ñi ngi dugg ci transformation yi ñi ngi dugg ci ñi nga xam ne yaa ngi ne ñi ngi taxaw fële ci télé ba di liggéey parce que nit jigéen kenn gënu ko gore njabootam rek moo tax muy sonn njabootam kese yéen ñi toog yépp seen njaboot rek tax ngeen di sonn loolu kese la ñun nag dañ ne ku wóolu IMSEC dina la wóolu dina la oyofal financement yi loolu nag ci la ñu nekk ñun dañu gëm li ñuy wax autonomisation des femmes économique des femmes moo tax financement yi nga xam ni dañ koy def crédit ordinaire bokkul ak financement yi nga xam dañ koy jagaleel jigéen ñi monsieur Camara dina ñëw ci kanam wax leen financement yi nan lay demee ak lan ngeen bëgg ñun nag lu ngeen bëgg ñu oyofal ko pare nañu pour ànd ak yéen oyofal ko
loolu du ay wax yoo xam ne ay waxu circonstance la ay wax la yoo xam moom la ñu gëm moom mi xam ne moom la ñu gëm ndax au niveau national jigéen ñi dañ leen lëkkale autour d'un réseau national des femmes partenaires de l'IMSEC defoon nañ lancement bi keroog fële ci Kaolack le ministre de la femme moom moo ñëw présider ko ñu defoon benn ministre ñëw ñaari ministre ànd ci ndax gis importance li ñuy def ndax aussi ñoom seen liggéey la waroon nekk ñoom waa ministère waa gouvernement bi ñun ñu jël ko en main di ko def parce que loolu la li ñuy wax nii li ñuy def nii yépp liggéeyu ministre la femme la liggéeyu gouvernement bi la liggéeyu président la mais nag développement à la base acteur à la base ñoo koy jël en charge di ko def gouvernement bi ñoo jàppal leen ci pour mu am réussite pour mu am pérennité jigéen ñi nag lii nga xam ne indi nañ ko liggéey ko fii ci biir Pout lawal ko ci biir Sénégal yépp parce que suba man maa ngi Diourbel ginnaaw bu ñu koy tollee semaine prochaine maa ngi Tamba maa ngi feneen lii yépp pour luy demee nii la rek ñu liggéey daje ak jigéen ñi liggéey ak ñoom ku nekk mënal sa bopp après lu dal sa xel nga def ko parce que loolu moo am solo nit ki bu demee ba mënal boppam bàyyi ko mu xool lu dal ci xelam mu def ko pour ban avancer bàyyi ko aussi di ko bàyyi xel di ko déglu pour lépp loo xam ni yaa ngi koy financer moom ci bopp ak lépp loo xam ni moom xalaat na ni njabootam bu ko defee ëllëg dana ko mën a remplacer bis bu demee mënatul ndax nit ki da ngay bàyyi xel sa njaboot da ngay bàyyi xel sa njaboot moo leen jëkk a sol tey man ngeen yéen a ngi dem ak di ñëw suba yàlla moo xam suba yàlla moo xam na indi lu baax nag waaye nag jar na sóoraale moo tax produit boobu nga xam ne ñun dañ koy lëkkaloo ñun ak assurance li tax ñuy liggéey ak assurance mooy dañ ne fii Sénégal assurance bi fi ëpp doole Sonam la assurance vie ñoo fi ëpp doole Sénégal fii ñu nekk gouvernement bu jeexlee day dem ci ñoom banque bu jeexlee da ngay dem ci ñoom ñu ne IMSEC nag vraiment yéen la ñu beral loxo dañuy ànd liggéey ak yéen ak seen jigéen ñi waxuñu sax ak seen góor yi ngeen baal ma dañ ne ñun ak seen jigéen ñi ah ñun comme la ñuy jagleel jigéen ñi nag ñu jël ko xam nga bu ñu nee yéen ak seen jigéen ñi yéen a liggéey ak jigéen ñi yéen la ñuy liggéeyal parce que assurance moo nekk ci loo xam ni xam nga moo nekk ci loo xam ni lépp loo xam ni financement bu ñu koy tudd day am assurance mën nañu na nekk assurance épargne parce que denc dafa am solo denc pour bàyyi xel ëllëg dafa am solo financement baax na denc dafa gën a baax ndax ëllëg boo nee autonomisation da nga bëgg nit ki mënal boppam da nga koy jox ay tegal ay jumtukaay yoo xam ne ëllëg dana mënal boppam ëllëg dana dem ba ne financement IMSEC daal baax na madame Sarr macha allah waaye nag suñu bëgg-bëgg ëpp na doole IMSEC léegi beneen banque la ñuy dem bu ñuy jox lu ëpp wala beneen bailleur de fonds la ñuy dem ñun dañuy sant xam ni bokk nañ ci ñi leen tàggat ba ngeen mënal seen bopp loolu moom mooy orientation stratégique bi ñu gëm ñu dem accompagner leen ba ngeen am doole boo xam ni li ngeen bëgg a def muy ay transformation muy ay conservation di entreprise frigorifique def lu nekk loo xam ni parce que transformation bi wax dafa am solo ay changement qualitatif ngay def loolu ñun pare nañu pour ànd ci ak yéen tàggat ak yéen ci loolu ndax am na zone yoo xam ni monsieur le maire ñu ngi def li ñuy wax crédit warrantage crédit stockage surproduction am na njëg yi dafa daanu IMSEC lebal la nga denc sa production ba njëg yi jóg nga ubbi magasin bi jaay ko jël sa bénéfice jox IMSEC loolu am na gox yi ñu koy def am na gox yi ñu koy def ndax loolu au niveau Afrique crédit de stockage di crédit de warrantage dafa dox pourquoi fii Sénégal duñ ko def fii Sénégal IMSEC rek moo ko fi def te benn région lañ ko def muy Tambacounda dem nañ am nañ ci expérience Kaolack mais on peut le développer au Sénégal surtout que actuellement nguur gi def na benn arrêté boo xam dafa autoriser ay magasins de entrepôt de stockage loolu bu ñu lëkkalee ak banques yi jigéen ñi dañ ci gis seen bopp képp koo xam ne producteur la di nga ci gis sa bopp ñu daal monsieur le maire loolu laa ne woon dinaa ko ci wax
ci sa réflexion yu pertinente yi camarade dañ ko bàyyi mu gën a développé xuus ci produit bi wax leen produit yu bees yi lan ak lan la man mii nag li tax ma toog nii mooy ngeen wax ma dégg seen gémmiñ sama nopp ma noté lépp loo xam ne ëllëg war nañ ko mën a def pour améliorer suñu diggante ak yéen man loolu laay taxaw di ci liggéey en tout cas ñu ngi leen di sant bu baax madame la présidente jigéen ñi ñu gis nii muy jigéenu Pout yàgg naa la ko wax bu ñu wéetee dama koy wax seen kanam ñu dégg amoo seen fay jigéen ñoo xam ñu déggu lañu parce que man yàgg naa dégg naan jigéenu Pout mais saa yu ma ñëwee lii laa fiy fekk boo wootee ñoom ñu ñëw bàyyi seen soxla kooku nag loo jàppoon démb ak bërki démb fonkal mbooloo mi gën leen fonk boo leen fonkee yaa ngi leen wutal ay financement yaa ngi xëcc dem di ñëw loolu continuer ci bul ci dellu ginnaaw monsieur Sarr bàyyi na nga def loolu lépp loo xam ne pour jigéen ñi la ñun nag loo soxla mën na la ci jàppale pour nga xëcc ko yóbbu ko si jigéen ñi mbir yi gën a naat jigéen ñi gën a mënal seen bopp incha allah loolu IMSEC bi loolu lay liggéey ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. mën a am autonomisation jigéen ñi aussi mënul am tant que jigéen ñi tamit duñu am ay denc waaye denc yi ñu war a am mooy denc yoo xam ne dañ leen assuré denc yoo xamante ni dañuy jur dara loolu mooy tax denc am ëllëg bu ñuy wax ne nit ki am na alal am na richesse mooy ne am na loo xam ne denc na ko waaye koo xam ne denculoo bor nga am da ngaa ndóol wala ku la ëpp bor gën laa sonn ku la ëpp denc gën laa tekki mi ngoog kon nag IMSEC loolu la indil leen ko jigéen ñi mu tudde ko IMSEC jaaraama loolu ñu dugale ko ci jigéen ñi waaye sànq wax nañ ne jigéen kat bu dee sonn doom jaa tax bis bu nekk ngeen dégg ne sama doom dem na université waaye droit d'inscription yi dafa cher nangam bu moytul ko dina bàyyi jàngam xam nga loolu bëri na ñi nga xamante ni tey jii seen inscription doom université daf leen di jaaxal torop mënuñoo am luñ ko inscrire parce que dañ leen di laaj xaalis bu bari IMSEC indi beneen produit boo xamante ni dama ne xale yi lañ ko jagaleel waaye jigéen ñi lañ ko jagaleel parce que ñun góor ñu doom yi kat buñ leen inscrire baax na buñ leen inscrire baax na bu ñu laajee inscription demal sa yaay bu amul sama yoon nekku ci man kat tal naa dépense la ñuy wax ñu indi produit mu tudde IMSEC avenir lan la mooy ne produit la boo xamante ni dañ ci lëkkaloo ak Sonam assurance lu tax ñuy wax Sonam toujours Sonam suñu partenaire la Sonam compagnie d'assurance la boo xamante ni bokk na ci compagnie d'assurance yi gën a mag ci Sénégal yi gën a ëpp doole te képp kuy denc wala ngay def dara da ngay fekk fa nga xamante ni fa la sécurité am fa nga sa xel gën a dale nga denk fa ak moom ñu ne IMSEC avenir enfant ñu ngi ko ubbil bépp xale boo xamante ni ba nga juddoo ba keroog ngay am 18 ans képp ku ci am doom nga bëgg ko fexe bu ëllëgee su demee ba nekk majeur nga mën ko fayal ay droit d'inscription ay jàngam ëllëg wala su yàlla dogalee jàng boobu antuwul nga bëgg mu commencer liggéey ñu ne nañ ut loo xam ne daañ ko fàggandiku mooy ne ñu fexe képp koo xamante ni am nga doom mu bëgg ci bokk ci loolu weer bu nekk da nga koy nattal 3000 francs lu mu gàtt juróom benn téeméer nga koy nattal ba keroog muy am 18 ans juróom benn téeméer yooyu tamit at mu soo ko nattee at mu nekk ñoom la ko fa dencal waaye at mu nekk tamit dañ la ciy tegal ay intérêt yow mi nga xamante ni yaa ngi koy natt nit xamul boppam de yàlla mën naa def nga am yéene trop ci jàppale sa doom ba nga commencé benn at ñaari at yàlla jële la fi Sonam mooy continuer di nattal xale bi di ko cotiser loolu nga doon cotiser ba keroog muy am 18 ans yow wàcc na la su yàlla dogalee aussi xale mën nga ko kii waaye yàlla tamit dogal xale bi jóge fi xaalis boobu mën nga ko jël nattalaat ko beneen xale
boo amul beneen xale SONAM mën na la jox xaalis boobu. natt yooyu nag dañ ne 18 ans waaye natt bi diir bu mu gën a gàtt bu mu war a am mooy juróomi at. tey jii sa doom su amee 13 ans nga nattal ko fii ak juróomi at muy 18 ans bu tolloo ci boobu xaalis boobu nga ko nattal mën nañ ko koo jox mu nekk loo xamante ni mën na koo dimbandikoo ci jàngam université wala su nekkee ne jàngam antuwul mu door ci benn liggéey boo xamante ni mën na commencer di jënd ak a jaay wala su doon jàng métier mu commencer jënd ci ay outil yoo xamante ni moom lay njëkk a commencer di liggéeyee. loolu la IMSEC indi woon di ko partager ne fii ci Pout fi laa koy commencer parce que gis naa ne Pout jigéen ñu takku lañu jigéen ñuy liggéey lañu waaye jigéen lañ ñoo xamante ni seen xel ak seen xalaat dafa jëm ci ëllëg ci avenir mooy ne lan lañ mën a def ba ëllëg jigéen ñi am seen autonomisation bopp groupement yi fi nekk yépp bokk ci JAFAT nekk seen ay groupement naka lañ mën a def ba mën a am ay denc yoo xamante ni ëllëg dañ am seen moomeeli bopp parce que IMSEC mi ngi leen di labal waaye bés bu IMSEC ne woon lebalatuma leen nan ngeen di def du fekk ne am ngeen loo leen yore waaye soo leen dencee am ngeen loo leen yore ñu ne nag nañu fexe indil leen ñaari produit yooyu muy IMSEC jaaraama ñu jëmale ko ci groupement bi ñu ne groupement bi kat dafa war a nekk juróomi nit fukki nit wala fukki nit ak juróom ñoom weer bu nekk ñu mën a natt junni su dee juróomi nit ku nekk ñaar téeméer lay joxe par weer su dee fukki nit ku nekk ñaata lay joxe téeméer bu dee fukki nit ak juróom fukk ñu dajale loolu di ko denc di ko natt suñ ko natt ñetti weer yi mën nañoo tiire ñu bokk ci fukk ak juróom yi nga xam ne dañuy génn suñu génnee ñu jox leen seen fukki junni yoo xamante ni leen ko may njukkale leen ko terewul lañ dencoon ma nga fa bu at mi jotee ñu tiire ñu génnaat ñu mën a am téeméeri junni yoo xamante ni njukkale nañ ko lañ fa lencoon nekk fa la nga fa denc nag at mu nekk daañ la ci tegal ndàmpaay dañ am loo xam daañ la ko ci tegal di la ko ci tegal loolu ngay denc diir bu gën a gàtt juróomi at la loolu laa waxoon ne nañ leen ko indil wax leen produit yooyu delloo leen kàddu gi su nekkee ne am na ay laaj wala yeneen yoo xamante ni mën nañ ko def wala directeur am loo xam ne mën na bëgg na ko ci compléter ci li ñuy wax sànq léegi ñu jox ko kàddu gi donc ñu ngi leen di déglu loolu daal la ñu madame la présidente monsieur le maire loolu la ñu indi woon monsieur Sarr ñu ngi lay nuyu fàttewuñ la ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk di leen di gërëm di leen sant loolu mooy produit yi nga xamante ni woon neewoon nañu dañ leen ko présenté muy li nga xam ne moom la IMSEC indi ci at bu bees bi ànd ko ak yéen jërë ngeen jëf. moom lim la doon expliquer léegi mooy ñaari produit yi ma leen wax ni dañ koo indi jagleel ko client IMSEC yi mi ngi wax sànq que ni ku bokk ci programme bi boo soxlaa xaalis ci banque bi apport biñ la doon laaj mën nga koo bañ a indi ñu jox la ndax ndénkaane bi ngay am ci biir kees gi day tax boo soxlaa dañ lay jox ba pare tiire la ci li nga xam ne moo di apport bi apport boobu ñu bëri ci yéen ñu ngi ko tuddee caution nag dafa yaatu ndax apport mi ngi ci ay frais ñu ngi ci bu leen nee apport rek mooy li nga war a indi pour ñu lebal la programme bi ku ci bokk boo soxlaa dinañ la jox ba pare tiire ci apport bi ci liñ la waroon jox ndax confiance la banque bi am ci yow li tax mi am ci yow confiance mooy bokk nga ci programme bi te yaa ngi cotiser chaque weer ni mu ko waxee groupement yi ni muy tëddee mooy groupement juróomi nit ba fukki nit bu dee juróomi nit groupement bi dina cotiser junni ku nekk dina ci dugal 1000 francs bu dee fukki nit groupement bi dina cotiser junni ku nekk da ciy dugal téeméer comme ni mu ko waxee sànq ni muy tëddee nag ñun dañ ni woon xëy na dañuy doon par secteur d'activité ñiy jaay géej booloo fii ñiy jaay mango booloo fii ñiy jaay glace booloo fee mais ak lu munti doon rek bu ñu gënee xóotal ak laaj yi ngeen di laaj ba mu gën a leer seen bopp ku bëgg a adhérer bokk ci IMSEC jaaraama bii wala bokk ci IMSEC avenir enfant bii nga xam ne dangay nattal sa doom ba bés bu amee bac mbala mu toll ci 18 ans te fekk sax jàngul bëgg def ay formation professionnelle wala mu am baccalauréat bëgg a poursuivre ay études supérieures am yow parent bi da nga ciy débarrassé wu ba set wecc kii di SONAM mooy jël lépp en charge loolu nag ndimbal la noppal la ndax parents yu bari problème bi ñuy am mooy bu seen doom demee ba am baccalauréat li ñuy wax mooy fu ma koy yóbbu pour mu jàngi ndax université yi ku ne xam ne léegi la yàlla xam doy na rayante ba bari na fa xeex ba bari na fa
soo sañoon wala sa doom dina bëgg def formation mais doo am moyen pour fayal ko. Sonam mii nga xam ne nag moom mooy assureur bi nga xam ne moo assuré woon cotisation yi parent bi doon cotiser mooy jël xale bi en charge ci étude supérieure am yi. bu fekkee ne it IMSEC jaaraama bi mooy dénkaane buy meññ document affiche yi ngeen yor noonu gis ngeen ñu bind ci dénkaane buy meññ bi nag liñ leen ko waxee mooy li ngeen di dénkaane duñ ca laal dara te day teg day jur en plus de jur boobu muy jur dinañ def fukki tirage ak juróom yoo xam ni fukki junni nga cay mën gañe yow groupement bi bu yàlla defee muy sa wërsëg def ñaari tirage ci at mi yoo xam ni yow groupement bi di nga ci gañe 500000 bu yàlla defee muy sa wërsëg mais li ci ëpp solo rek mooy di nga liggéey mais en même temps di nga denc bi obligation lay doon ndax ni ñu ko seetloo jigéen ñi ñu bëri ñu ngi yëngu mais boo làmbee loo denc dañ laa dencu ma dara lu ma war a denc def ko ci njaboot gi def ko ci xew yi def ko fee or que nit da ngay sóor lu ñëwagul bu ñu paree fii nag dinañu organiser wu de telle sorte que ku bëgg a adhérer ci IMSEC jaaraama bi mooy dénkaane buy meññ bi wala IMSEC avenir enfant dinañu organiser wu ñun suñu biir ubbi compte ci banque bi bu yàlla defoon juróomi nit yoo xam ne déjà amoon nañu seen compte dañuy continuer rek di cotiser ca compte booba su fekkee ne am na juróom yi gisante daal ne ñun dey nañ bokk ñun juróom ndax wóolante nañu ngeen ubbi compte di ca dénkaane buy jur mën a bokk ci tirage yi mën di gañe fukki junni ñetti weer yu ne ngeen gañe fukki junni wala at bi ngeen gañe ci téeméeri junni mais IMSEC avenir enfant bi it dara ëpp ko solo ndax njaboot buy sonn bu ne rek doom jaa tax te ñu ci bëri fi mu ne confronté wu nañ ci problème boobu sa doom jàng na ba am bac même bu dee formation boo xam ne du étude supérieure formation professionnelle assurance bi moo koy fayal yow nga toog sant yàlla bu baax a baax te li ci gën a intéressant mooy yow boo xamee ne yaa ngi souscrire ci programme boobu di nga encourager sa doom yar ko ci mu góorgóorlu ndax ba 18 ans ya matee rek Sonam mooy dugal loxoom léegi yow sa loxo teggeeku na ci xale ba ñu daal di ne am na ñoo xam ne jël nañu seen tur am nañu laaj yi ñu war a laaj maa ngi wax sànq waa Ndey yi ñu ngi fi waa Kër Matar ñu ngi fi waa Ñaxat ñu ngi fi ñi nga xam ne bindu nañu pour laaj ñu jox leen kàddu gi ñu laaj ñu leeralal leen li nga xam ne mooy seen laaj ci lu bañ a yàgg pour ñu gën a déggante ñuy seet kan moo njëkk a bindu waa Ndey yi ñoo njëkk a bindu ki bindu nu mu tudd Ndey Musu Fall bu Ndey soo amee looy laaj pour mu leer ci sa bopp financement yi aussi seen waa dëkk nañ ko yëg ndaxte seeni góor ñoom ñu ngi ci banque bi baykat yi IMSEC dafa jàppalanteek ñoom boo seetloo seen village yi IMSEC dugal na fa loxoom électrifier leen li nga xam ne mooy seen zone yi ba amatuñu problème pour am électrification pour bay mais yéen jigéen ñi ngeen organiser wu aussi ngeen mën a ñëw ci banque bi bokk ci programme bi am na solo trop balaa nga koo xam na nga dugg ci nga jige si booy laaj nga ñëw laaj ndax micro bi xëy na déplacement bi du yomb ñu daal di lay leeral ci sa laaj wala nga ñëwal nii ñëwal nii ñu mën la jël xam naa dafa sonn fecc mi fi fecc sànq moo metti xam naa daa sonn waaw fecc mee metti sànq ànd yi moom ñoo daan fecc bi asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant ma xamal leen ni banque bii man da xawma ko ci doon gan waaye du man moom duma ci gan depuis sama jëkkër wàññiku aw ma moyen ma yor sama njaboot ñu doon xale yi daw ma ànd ak ñoom di tëb di daanu dama daan liggéey ci tool sëñ bi su ma ñëwee ñu ni jël nañu ba pare mu wëlbatiku yor sama siwa doxaat fii ba Ndey loolu neexul ci jaboot may dund noonu di dund noonu ba banque bi taxaw tey wali fay mii ñëw Ndey ca gox ba korog ba ñu ñëwee sama kër lañu dal ak jëmu jële taxaw tey bi ñu ñëwee ñu dalal leen ñu organiser banque bi ubbi ko foofu ci gox boobu
man de jigéen laa waaye kenn jiituma ci ndax booba sonn naa ma dugg ci dugal ci sama njaboot ba fi mu ne yàlla baax na gis naa ci sama bopp ndax lii gis naa ci sama bopp liggéey naa te yàquma te mësuma cee am benn befet sama njaboot it mësuñ cee am benn befet muy dund noonu di dund noonu di dund noonu ba fii mu ne sant nañu yàlla li ñu ci joxoon lépp ñu ngi koy weccax ndiku di ci sant yàlla di delloo li ñu joxoon mësuñ cee am benn befet kon nag kon ku gisul suñu bopp ñun ci banque bi man gis naa ci sama bopp maa ngi leen di ñaanal nee naa leen nag xer bu jigee sàkket da koy daru yaay jàppale xer bu jigee sàkket da koy daru yaay jàppale. jërëjëf ah jërëjëf soxna si waa Ndoy man nee naa waa Ndoy yéen ca fecc ma rek ngeen daane ndax waa Kër Matar yi seenuma leen ca fecc ma waaye Ndoy moom ca fecc ma rek ngeen daane jërëjëf. aussi ku am loo xam ne yaa ngi ko bëgg a leerlu ci financement yi banque bi di jëflanteeg yow aussi mën nga poser question ñu leeralal la ndax gise yombul te man lu ma ci gën mun wax Abdou Dia mi moo ma ko gën mën wax Camara mi moo ma ko gën wax directeur général moo ma ko gën a mën a wax man ndaw laa lu ne ci diggante bi rek képp ko am looy leerlu ci li ngay jëflanteeg banque bi lu ci lënt sa xel ndax démb rek am na ko ma doon waxtaanal mu posé ma question ne ma damaa jëloon 450 000 ma dellu soxlawaat ko ñu may laajaat tuuti xaalis te caution baa nga fa ma ne ko liñ la laaj damaa yaakaar ne ay frais lay doon ndax apport ba du bouger mais frais yi mais xelam xawoon na lënt yu mel noonu tax na aussi comme kilifa yaa ngi fi toog képp koo xam ne am na lu la lënt ci sa digganteeg banque bi ci ñi ngay jëlee xaalis rek nga laaj mu leer man moom bu leen ma ci seet man mii sax su ngeen gisee nit léeg-léeg damay xaw a dëngal ngeen wax ko fi mu leer samay kilifa ngi toog maay seen kilifa ñoom Camara wax dëgg yàlla ci côté Thiès en tant que PCA mais nag directeur général kenn warut a jalgati ci IMSEC te mu toog na lépp leer man loolu may sama crédit sama dafay def tuuti bruit nay leer IMSEC damaa bëgg lépp lu ñu fiy def mu leer ma leen di ñaan rek loolu ndax fi mu ne su dee damay dëggal rek mën ngeen maa boole léegi ci kanamu directeur général bu leen ci seet dara léegi ki nga xam ne moo binduwaat mooy Fandoy boo amee looy wax ci banque bi nga ñëw nii ndax fil gi dafa xaw sori Fandoy Fandoy jege sil def lu gaaw tuuti boo paree ki nga xam ne mooy Sali Cissé mooy laaj te Sali Cissé mooy laaj bu pare lépp lu lënt seen xel ci affaire banque bi rek ni ñuy liggéeyee ak yéen bu ngeen ci kontaanee yéen bu ngeen laajoon ma xam ne kontaan ngeen ci. waaw bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi fas yéene tàmbali pour dalal nag gan yi monsieur le directeur ak ñi ko accompagner ñëpp may beral nuyoo aussi Dia ndaxte aussi da ngeen di calculer toujours dañuy am tuuti benn compréhension bu muy am ndax versement yi ndax man damay gis ni toujours nit ki war nay sàmmante ak kàddoom su man ci man la 5 nga war a verser rek bu soobee yàlla 5 boobu su ma tëddee verser ma du ma nelaw ba souvent damay fajaru Dia toog ci buntu ba gis ne toujours dama koy fajaru bu ñëwee mu yenn saa dama lay alamaan ndax yow yaay rakku PCA ma ne ko bul def loolu day ñaaw ndax tamit boobu xam bu baax li may dugg la. gis nga bañ na autonomisation de la femme monsieur le directeur depuis 3 ans ñun ñu ko wax ñu jox ñu ko thème ci journée de la femme le président de la république ak son ministère de la femme dañoo jël dédié daal ñu jël tëral lañu autonomisation de la femme gis nga ñun jigéen ñi dañ doon naan derrière tout un grand homme il y a une grande dame mais dañu naan léegi derrière toute une grande dame il y a un grand homme ñun ñoo jiitu góor ñi topp suñu ginnaaw tàccu leen lool. xam nga lan moo tax ma wax loolu sànq ba ñuy tàmbali damaa ñëw ci côté mutuelle bi dama nekk rek agent de santé am yërmande lool te mu wóor ma ne am na loo xam ne suñu waajur dañ ñu koo bàyyee booy seet ku laa biir góor bu Ablaye Wade daan wax naan su may financé jigéen ña lay financé ndax jigéen mooy jàppale jëkkëram jigéen mooy jàppale yaay jigéen mooy jàppale doom gis nga góor ñi boo leen financé ñu ngi xool beneen jigéen sa ginnaaw xool ni ñu ko war a mën a seeti daal xale bi tooy naa neex na seet nu mu koy indi dool ci wàll waaw looloo taxoon suñu président Ablaye Wade
dafa jëloon ku wax feeñ looloo taxoon suñu président Ablaye Wade bu daan financé da daan choisir les femmes di leen financé ñun gàcce ngaalaama jaay suñu bopp mais dafa fekk ni loo lamb daj ca la ñun jigéen ñi ñun buñ na développement buñ naan émergence bu jaaratu ñun du dem waaw léegi pour autonomisation de la femme pour ba ne monopoliser parole bi ndax mi ngi guddi dama leen di wax ni toujours àdduna dafa tënku ci ñett sànq ba may tàmbali boo gisee ma leen di xeexle ci mutuelle bi dama naan leen yéene rek la ndax dëgg la agent de santé la waaye dama doon yëngatu ci mutuelle bi démb ak bërki dem mais am na ñu ko gën a ŋànk mais bu ñu nee tey ji dañoo bëgg bu ñu bëggee tey ñu naat nga am dañu naan un esprit sain dans un corps sain mooy ki nga financé mu taxaw ba yu ko këram su gestoo yem ci jëkkëram mu feebar wala jabar mu feebar dootu amati doomam mu feebar dootu am jàmm balaa tara jënd benn ab marchandise naan damay def le petit commerce day faj ay njabootam ba pare ñun yàllaa ñu bind noonu ci laa biir kon nag moo tax ñu ne pour se préparer davantage jënd leen carnet de mutuelle yi mutuelle de santé yi ngeen adhéré wu bu ngeen adhéré comme président génn na benn programme boo xam dafa jël benn partie financé ko yéen jënd carnet bi à 1000 francs bu ngeen cotiser 3500 francs l'année pour les 12 mois mooy juróom-ñaar téeméer ngeen war a fay ci 12 mois yi mais bu ngeen diisee ci yow def leen ko ñetti téeméer ak juróom fukk bu ngeen joxee juróom-ñaar téeméer ci fukki weer ak ñaar di ngeen am période d'observation bu ngeen di toogandi ndax diggante bi boo dugalee sa cotisation bu koy faju yaa ngay fajoo ci xaalis ku fa dencoon comme sa xaalis nag mu ngi soog a dugg yow bu ci mat kay fukki weer ak ñaar dinañ la may weer nga toog en ce moment là boo amee 1 mois d'observation muy weer bi dinañ la bindal démarrage bi ngay tàmbalee di faju ñu ne la boo demee di faju di nga fay les 20% bu dee 1000 francs 200 ngay fay 800 yi mutuelle bi moo koy fay la fin du mois ñu jóge ci loolu ñu la bu dee da ngaa bëgg am ordonnance dinañ la ko defal 1/5 ci au niveau des structures mooy ci fi ngay fajoo ñu signé convention ak pharmacie bi nekk yoonu garage Elimane foofu boo demee 50% lañ la jox sa ordonnance soo amee sa analyse nga war a dem vers Thiès hôpital régional signé nañu ñoom convention boobu boo demee 50% ngay def defe naa loolu ku la ko defal pour nga am wér sa njaboot am wér nga dese na sa kantel pour liggéey beneen bi fi may daanelee mooy dañu ne sama waajo man dama di mag moo tax ca mag di laay dukkee suñu nijaay Souleymane Faye suñu càmmiñ da daan wax naan xam soog a jëf a gën a wóor àdduna ñett la y a le savoir y a le pouvoir et l'avoir dañuy wute xam-xam bu ñu naan autonomisation de la femme ñun jigéen dañoo def renforcement de capacité yokk suñu xel dooleel ñu yee ñu ba ñu nite jël ci ñun man boo xam ne teg ko suñu kanam ci man boobu la ñuy bay suñu waat ba mu jur am boobu nag ñu wëlbati ko ñëw bokkoo suñuy njaboot suñuy waajur pour Sénégal jëm kanam monsieur le directeur maa ngi koy kal foofu. yow ku fiir nga yow. war na jaar à la caisse. moom sociétaire la. sociétaire la. waaw. dama ci waxtu wuti fii lay téye fii la ñaar ñi lay téye awa maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal yàlla ndax groupement Awa Ndoye bii ku ma ci magul ñii samay doom lañu ñii samay rakk lañu ñii samay sët Awa Ndoye yaa amul yar yaa mi teggin Awa Ndoye lii la yàlla jox macha allah yaa waroon na réew Awa waroon ngaa gis sa bopp Awa waroon ngaa yareedu ko Awa waroon nga ni jànni mbaa nga doon rësati Awa Ndoye jërëjëf Awa Ndoye jaaraama am nga yar am ngay teggin am nga sutura xañoonu ci Awa Ndoye jërëjëf ma ni ko ban Awa Ndoye bala yàlla baaxee danga noo teral Awa Ndoye bala yàlla baaxee danga noo jagal Awa Ndoye bala yàlla baaxee danga noo yaram lii du sa mbir la yàlla noppi na bala yàlla baaxee danga noo yaram Awa Ndoye bala yàlla baaxee danga noo sagal lii du sa mbir la yàlla noppi na jërëjëf waaw mën ngaa dem def nga lépp moom ma nga dëkk ba Kër Moussa sociétaire la sa Kër Moussa la dëkk fa la jóge nii Kër Moussa la dëkk fa la jóge sociétaire la wala di ko am di mag mu jàmbaare waa Kër Moussa yi
waa Kër Moussa yi ñu nga nee toog ñamit suñu ay sociétaire lañu Henriette depuis 3 heures ñu ngi toog maire bi seen mbokk la moom it ma nga dëkk Kër Moussa di maire bu jàmbaare kiliyaanu IMSEC Sali Cissé da ngay ñëw ci lu gaaw Issa Seck yéen ñaar yéenay tëj prise de parole yi Sali Cissé madame Dramé sa weex baax na kàddu gaango salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant ginnaaw bi ñu sante yàlla jul Seydina Muhammadu Rasulullah maa ngi leen di sant yéen ñëpp di sant Awa Ndoye mi nga xam ne mooy sunu maire jiite ñu dégg nga si sunu groupement bi nag liggéey lañu xam gëm sunu bopp nag ci li ñuy def tooguñu rek ne yàcc Awa Ndoye nag daf ñoo jàppale ci groupement bi dinañu financer ñu lëkkaloog waa INSEP ba fi banque bi ñëwee ba tey dañoo liggéey gëm sunu bopp ñun jigéen ñu gëm sunu bopp lañu nangoo liggéey daan sunu doole ginnaaw yàlla ak yonent ba ñu ngi sant Awa Ndoye di ko gërëm ci groupement bi ndax mënoon nañu ñoo jiite ba pare dañu faqastal te faqastalu si kenn bëgg ñu am rek chaque jour mu ngi ci rek di daan di ñu wëral rek lu ñu mën a am ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm léegi nag damay laajte si épargne bi meññ bi laay laajte ba xam ndax mën na nekk individuel wala déet loolu laay laajte bu xale yi nag maa ngi laajte ba xam ne ndax xale bu am 6 ans mën nañ ko commencer di ko joxeel ak ku am 2 ans ak 3 ans ñooñu nekkuñu fi samay sët lañu waaw mën na nekk ah waa kañ di ngeen ma tontu waaw loolu laa leen dañ laaj. salaamaaleykum mbooloo mi yéen ñëpp maa ngi leen di seen tur ak seen sant man samay wax moom bariwu ci ndax suñu banque bi tubaat fakkaat la masàllaa ñun dañuy gën a dolee sant ndax dañoo déggoo juboo tubaat fakkaat la dañu doon dem ba junni lañ doon commencé tubaat fakkaat la léegi dañoo dem ba sarsarale bon Maali Maram Ndoye ñun ñu ngi lay sant ndax fii luñ fi wax rek yow rek la ñuy waxal ndax ki la ni kaay baax yow rek la bëgg ki la ni kaay baax yow ba woo ñu ñuy traîner ci dara koo gis muy dem woo nga ko dugal ko ci banque bi te it jigéen ñi dañoo am jom kenn dugg ci di taxawaalu ndax def ci defal sa bopp la boo lebee fay ba lëgee nga am lu ëpp loolu dem tedd teral sa njaboot te nag Maali Maram Ndoye man de ñëppay sant waaye maay gën a dolee sant ndax dama doon toog di jaaxle ci bagage yor sama njaboot jaaxle ci bagage géwél laa nag piir ñaari géwél ma jur de ñetteel leen waaye mënumaa wayaan man liggéey rek laa xam liggéey kese laa xam loolu ku ne xam na ma si bàyyi géwél nday géwél ba ciy maam waaye man ñaq tedd laa xam ba ma demee ci Awa ni ko damaa bëgg a liggéey te fi mu ne yoruma dara dama ni kaay bokk ci banque bi dama daan dem bu ma amee junni dem jënd gerte ñëw defal sama ngato jaay léegi damay daaneel sama saakuy koko tubaar fa kàlla masàllaa di la ci sant di la ci gërëm ma ne ko Awa Ndoye yaay géej yaa ñu dugal gaal wan ñu nu ñuy nëppe yaay géej Awa Ndoye yow yaay géej awa yaa ñu dugal gaal wan ñu nu ñuy nëppe Awa Ndoye yow yaay géej ku ci sonn daw jaaxle daw bëgg a dee daw ku bañ muuñ waaye ku sonn muñ kuy bëgg a dee muñ ku muñ muuñ suñu banque bi daal ku ci bëgg kay saak kenn du la tere ku ci banque bi ku ci bëgg na kay saak kenn du la tere ni waneel sa njub te wane jom kenn du la tere ni waneel sa njub te wane jom kenn du la tere waaye ni waneel sa njub te wane jom kenn du la tere Awa Ndoye kon ma ne lii yàlla la bu kenn mere kenn yàlla ko dogal Ndoye yàlla la ay ni lii yàlla la waaw bu kenn mere kenn yàlla ko dogal lii yàlla la ma ne bu kenn mere kenn yàlla ko dogal lii yàlla la waaye ma ne ko wura mbax ndax sa mbax nekki kenn daan sa wura ba Sadio Badji yónni ko mu dem dagaan ko mu may la xas ko mu sëgg di jooy ba tukkee mu dey sa doom nan man di Ndoye mag ñi gërëm na la yow mag ñi xañ na ko barke sëñ Fallou Mbacke Awa Ndoye mooy jàppale xer bu tee sàkket da cay dëgër barke sëñ Fallou bëggul kenn wendeelu ñëpp a ngi liggéey
bëggul kenn wendeelu barke Sëñ Fallu Mbàkke yal nag fi yàgg Awa Ndoye yàgg fi Ndoye loo fi gën a yàgg day gën a baax Ndoye yàgg fi ay jërëjëf. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu li fi kilifa yi jot a wax peut-être amuñu kàddu ginnaaw sunu kàddu kilifa yi donc li ma doon njëkkee rek comme nuyoo toujours bon monsieur le maire moom mooy borom gox gi moom lañ fi dénk nekk fi donc dañuy jox place am soxna Awa Ndoye bi dëkk ci gox gi rek tegal ko nuyoo mu nuyul ñu ñëpp du nuyu aussi sunu directeur général di nuyu sunu directeur de caisse directeur audit bi monsieur Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu assistance bi peut-être liñ fi jot a wax yëpp bon je pense que mot na sëkk peut-être li ma ci doon yokk tuuti rek benn question bu ñu interpellé woon sànq concernant caution ki wax sànq bu bëggee bi mu soldé bëggaat dañ ko laajaat caution effectivement bon am na ñaar ñu ma ci interpellé donc ñu soldé woon bëggaat di wax ni dañoo yaakaaroon ni même caution bi ñu joxe woon moom la ñuy joxewaat parce que toujours dañuy wax ni pour bon ku soldé ba pare de apport bi nga amoon bi ñu la joxoon dañ la koy delloo dafa am ñi nga xam ne nag parce que caution bi ñu leen laajte dafa am apport bi ci la nekk mooy 10% ci li ngeen di joxe yéen a ko moom leneen mooy frais de dossier frais de gestion ak assurance banque bi nag loolu la ciy am frais de dossier frais de gestion assurance apport bi dañ leen koy dencal ba caution ba bor bi jeex ñu delloo leen ko donc bu ñu leen ko delloo ça veut dire que kii boobu day jeex tàkk am na ñoo xam ne nag dañuy bëgg bàyyi foofu seen apport par exemple ku jëloon 100000 ñu wax la 12150 10 000 yi mooy sa apport moom lañ lay dencal 1150 mooy frais de dossier frais de gestion assurance bu demee ba jeex am na ñoo xam ne dañuy wax ni dama fay bàyyi sama 10 000 yi ma fa amoon ñaata laay dolli pour am 150 000 am na ñoo xam ne nag dañ leen koy dellool seen compte ba pare ñu bëggaat beneen donc bu ñu bëggaatee foog ñu joxaat caution parce que caution bu nekk ak prêt la saa bu prêt bi jeexee rek dañ lay delloo li nga fa amoon peut-être boobu foog naa laa ci jàpp boo xam ne nduru woon na lu xaw a lënc ci yenn ñi te ñi fa jotoon am cas boobu j'espère que ñaar la ñu woon expliqué woon naa leen foofu je ne sais pas nag est-ce que leeroon na wala avant ñu may interpeller lañ dem laajte Awa ci côté boobu j'espère que loolu rek moo ci doon xaw a gàllankoor beneen bi aussi ma tooñaat tuuti Mame Diarra damay wax li Awa Ndoye di wax tuuti quoi sunu produit gaaw na noo koy waxee leer na yomb na waaw j'espère que IMSEC amul beneen institution bu ko gën a yombale fii j'espère que ñun ñëpp def nañ constat bi ñi fi nekk ñëpp donc boobu ba léegi ñu ngi sant yàlla donc am na ñuy jóge feneen gay gox yu gën a sori ci biir a biir ñuy ñëw parce que dañuy dégg qualité wu sunu produit yi donc nag sant yàlla doon xam naa peut-être da nga ci bëggoon tooñaale Awa Ndoye tuuti ak groupement bi nga bëggoon dugg te comme dem nañ li ñuy wax ni génn nga am nga tuuti doole donc bàyyil groupement yi comme directeur bi groupement yi la faral wasalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf. merci. Fatou. caissière Fatou c'est bon. Fatou de ngi nii moo leen di jox xaalis bi lu mu leen def nag lu mu leen lu war a def rek bu yeboo ngeen wax ko fii de boole leen ko Camara wala Dia. méngoog bu ko defee ñu remercier bu baax ñi nga xam ne ñoo di Somo TV mooy ñu yor caméra bi moom sama jëkkër la Rakko Sarr nee la ma nga jógee ba Dakar ci suba ba léegi mi ngi fi ànd ak soxnaam Bintu Fall di sama rakko ju baax Somo liggéey bi yàlla na ko yàlla barkeel taxawaay beeg coono bi nga yendoo yàlla na ko yàlla fay ci sa liggéey jàppale ma dong moo tax nga ñëw ndax Pout am na ay reporter caméraman mais yow sa liggéey dama ko rafetlu torop man ku nekk laa jëflanteel mais lii nga def nii laajoo ma ci dara te it wax dëgg yàlla taxawaay bi metti na yéene rek moo tax nga def ko yal na la yàlla defal nga dem ba am sa maison de production Bintu di sa soxna it Bintu Fall di sa soxna it di rakk sama wujj la mais sama doom la yal na ko yàlla yokk dàqal leen seytaane seen sëy boobu borom kër la ak jabaram ñoom ñoo yor lii di reportage bi mu ko koy jàngal mokkuru mbox dina gaaw a mokk nag ndax jëkkër juy jàngal jabar moom macha allah li ci des mooy ngeen xam ni IMSEC jaaraama bi képp ku ci bokk
soo demee ba soxla xaalis ci banque bi duñ la laaj apport caution bi ngeen di wax naan dañ maa laaj caution pour jox ma bu boobaa kenn du la ko laaj ndax denc ba nga fay denc moo lay garanti loo soxla dinañ la ko jox sans laaj la ay caution ki ay apport ba dimanche ñu daje siège ba ngeen indi seen carte d'identité ñu adhéré ci par groupe de juróom wala par groupe de fukk ñu bañ cee des ginnaaw ndax kat IMSEC nag moom man desuma ca ginnaaw wax dëgg yàlla defe naa ni daal ku bëgg a bokk suñu groupement JAFAB it da ngay ñëw ci suñu siège chaque le 20 la ñuy daje boo ñëw da ngay adhéré carte de membre 1500 chaque le 20 nga ñëw cotiser 500 lépp lu ñu fay def nag ca ngay bokk formation bu ñëw it c'est obligatoire il faut nga bokk ci li nga xam ne it mooy li may yëngu temps yi mooy formation bi ma ne fan yii rek dinaa leen woo ñu dem ci benn tool pour jëmbat ndax maa ngi def formation ci mbay ak élevage dinaa leen woo normalement suba la ñu waroon dem pour jëmbati mais dañ ko reporté fu ma leen wooy boobaa ñu jël kaar dem jëmbat li ñu jàng ci école bi ñu appliqué ko sur le terrain ndax ñun dinañu def élevage mais tool ba ñuy dem pour jëmbat fa kooku sama collègue la ñooy jàngandoo bu ñu demee ñu jëmbatle ko ñun bu ñuy def suñu ay canard ak suñuy pentade du ñoom it dañuy ñëw jàppale ñu suñu projet ndax it ci loolu daal la ñu ne ñun JAFAB su ma nee nag formation bi may def mooy formation bi JAFAB di def ndax su ma jàngee ba pare damay ñëw li ma jàng lépp dama koy wàcce ci yéen pour ñu yokk rek jëm ca kaw bu ko defee ñu joxante rendez-vous dimanche Adja Mine ña yàlla na la yàlla yóbbu ak jàmm delloo si la ak jàmm waa xale buy jàng arab xale bu jàngul arab sax mën na cee bokk l'essentiel del ko cotiser muy am assurance bu tolloo ci def métier bu 18 ans matee assurance bi moom moo koy jàppale ci métier boobu mu bëgg a def fayal ko ay études am mbaa fayal ko formation insertion yomb ci li nga xam ne mooy ci société bi. boo amee ñetti doom mën nga jël baax na arabe baax na français baax na tukulóor baax na ndongo daara taalibe bii di dox ci mbedd yi di yelwaan sax boo ko bëggee parrainer mën nga koo indi parrainer ko di ko cotiser ci li nga xam ne moo di IMSEC avenir enfant bi kon daal ba dimanche ngeen ñëw ñu gën a leeralante rek maa ngi leen koy ñaan di leen jaajëfal bu baax directeur général jërëjëf. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu teewaay bi di kontaan ci lii trop man lu ma kontaan ci mbir mi nag ndax wax dëgg ñun Awa Ndoye mënuñu koo fay man ak magam la woon ba suñu jonni tey ñu ànd man ak moom mu ngi liggéey bu rafet ñun kay den koy ñaanal man la ma koy ñaanal mooy yàlla na yàlla gën a guddal fanam te lii ñu sumb nii yàlla nañ ci yàlla may ndam ñu am ci ndam bu teey ci dërëje yonent bi ndax wax dëgg ñoom mënoon nanoo wax ne ñun ay góor lañu rek ndax man ak saa yu ci am presque rek ñoom ñun ñooy assisté mais saa yu ñu ñëwee ñoom ñu ngi ñuy jox suñu wàccuwaay teg ñu fu ñu war a teg lu ñuy waxtaane duñ ko waxtaane te ñëwuñu ñun kon loolu lu am solo la man dama leen di ñaanal rek yàlla na yàlla gën a doxal regroupement bi ba ñu am seeni fonds bopp man moom laa leen di ñaanal ci dërëje yonent bi yéen nag ñu ngi leen di sargal di leen ziare yéen ñi nga xam ne yéenay patron te teewul yéen a nga ànd ak moom fu nekk ndax moom saa yuy dem moom danañu jokkoo dana ni ma maa ngi dem séminaire fii te yéen a ko yóbbu kon nag na ngeen ñu ko gën a jàppaleel bu baax a baax ñun loolu la ñuy ñaan ci moom na ngeen ko gën a jàppaleel ndax ak suñu regroupement bi gën a dox ba nekk regroupement boo xam ne bi dañ koy séntu ci àdduna bi man daal moom laa koy ñaanal ci dërëje yonent bi waaye li ci des nag mooy man la jox man maay ñaan tey mais tey dama koy jox sëriñam mooy def tey ñaan bi ndax benn lañu rek sa sëriñ laay jox tey moom mooy def ñaan bi ndax toujours man maa ko doon def mais tey moom yaa ngi teew yow laay jox nga def ñaan bi. leen yi fi teew yëpp maa ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag tey kilifa gi fi toog tey di directeur général di monsieur Thiongaan ak waa IMSEC gépp Camara Dia ak Fatou maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm sama soxna madame Sarr Awa Ndoye di gërëm sëriñ bi toog monsieur Diouf maa ngi koy gërëm bu baax bàyyiwuma kenn rafetlu naa nag seen liggéey rafetlu naa seen teewaay ndax sama présence ci
si jotaay yu mel nii si wàllu IMSEC c'est pas la première fois ay yooni yoon la lu xew rek maa nga fa directeur wax na ko sànq si suñu commencement wu waxtaan mais loolu mooy li ma war ndax ku am ku mel na soxna madame Sarr soxna Awa wax dëgg neex yàlla war na la mën a jaral déplacé war na la mën a jaral bàyyi sa yitte war na man jaral na ma jënd oto bu bees pour ngir moom te def naa ko sax ngir moom ndax bi may ñëw si moom Mercedes 90 laa yoroon bu xaw a màggat waaye bi ma gisee activité am laa sànni Mercedes bi jënd 407 ngir moom li ko waral dama gis activité am gis ñi mu àndal xam ne ñii duñu ay coomo ay liggéeykat lañu man sama rekk bi man war na ma seedi man si administration laa nekkoon man maire laa nekk ba retraité mosuma leb banque liggéey naa si service yu bare nag keroog bi ma jëlee départ volontaire en 1983 si jamonoy Abdou Diouf beneen entreprise moo ma jël ñeenti entreprise yi liggéey naa ko waaye mosuma leb banque c'est la première fois may jëflante ak IMSEC mosuma jëflante ak benn banque sama liggéeyu boppa rek mosuma dénkaat benn banque waaye yi ma jot jaar ay crédit mutuel ak kerang-kerang si yooyu jamono bi ma gisee IMSEC laa bàyyi yëpp carnet yëpp a ngi nee ma sànni IMSEC rek laa mën a liggéeyal léegi IMSEC moo ko jar jàppal leen IMSEC jàppal leen IMSEC jàpp te ku jàpp IMSEC doo ko rëccu jàpp leen IMSEC ndax man mi dugg si réseau yi IMSEC xam naa ndax dem naa fu ne dem naa Mboro dem naa fu ne daal dégg nga dem naa sax direction générale yaa ngi dégg Thiès banque yi fa nekk yëpp xam naa ko damay wóor sax di dugg man sama bopp di taal sama oto di dem si yenn banque yoo xam nii sax yabalu ñoom fa may constaté pour xam li ko waral sama jabar moo tax waaw il faut ma jongee parce que liggéey bi moo ko laaj ah di sant nag waa banque bi nekk Pout ndax buñ ko fi implanté sama kanam du début jusqu'à présent sama kanam xam naa lépp nu mu demee liggéey bu rafet rek moo fi nekk di sant monsieur Dia ku baax la ndax boo ñëwee dalay teeru man lu tax ma ñemee Dia du toogaayam bi tax man maa ko mag foofu man xam naa liggéey rek laa xam ndax dama yàgg jëflanteeg ay kilifa ay responsable kon soo gisee man ma ñeme ko rek si moom la moom moo wane lu tax waa Pout ñeme ko kon Dia ñi ngi lay sant bu baax gis naa sa liggéey yaag Fatou mii dama gis seen liggéey déggoo nañu macha allah te seen liggéey rafet na aussi te seen PCA bi aussi tamit xam naa ni naxu leen ndax mi ngi leen di conseiller di leen jàppale seen biir liggéey gis dem naa Thiès xam naa li fa nekk parce que xam naa ni Camara aussi tamit liggéey ndax Camara laa jëkk xam Thiès moom Awa Ndoye mii Camara mee la ma jëkk présenté Camara moo ma jëkk dugal si IMSEC kon tey mi ngi mel ne maa ngi si biir IMSEC kon maa ngi leen sant bu baax ngeen baal ma parce que aw ma sax habitude di wax mais sama imam bi moo ma si dugal rek waaye bëggu ma woon wax mais il faut ma sànni si kàddu di leen ñaanal nag yéen di leen encouragé ngeen gën a góorgóorlu lépp lu waay liggéey rek sa bopp nga liggéeyal xam ne IMSEC du nax kenn banque bii ma gis du nax kenn te ku fi dugg di nga gis njëriñu IMSEC li ma leen wax du daj kon nag imam naa la delloo ñaan gi rek. yàlla na ko yàlla nangu